salaamaaleykum mbokki éleveurs yi salaamaaleykum mbokki waa Sénégal salaamaaleykum ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ci chaîne YouTube groupe éleveur professionnel que soit ay éleveur wala ay passionné wala keneen ku mënti doon ñu ngi ñëwaat tey jii ci seen émission les chroniques du Ladoum comme niñ ko defee ci émission bu njëkk ba affaire poids bi ak ndox bi ci ñaareel bi ci wàllu génotype phénotype ak environnement tey jii ñi ngi ñëw di def introduction ci wàllu natt yi ak élevage bi nga xam ni mooy élevage yu Ladoum natt nag ci élevage boo mënti gis ci àdduna bi am na wàllu natt bi li ñuy natt mi ngi dépendre ci jubluwaayu élevage bi nga xam ni moom la nit ñi dajaloo ni lii mooy jubluwaay bi tey jii su fekkee tey dañ dem ci fasu course yi lan mooy nattukaay bi mooy daw bi mooy dañuy daw pour ñuy contrôler seen ay performance bu fekkee tey ci dorpeur yi wala charolais yi nga xam ni race à viande lañ li ñuy natt ci ñoom mooy seen gain moyen quotidien bi nga xam ne dañ koy am par rapport ak seen croissance ci wàllu yàpp su fekkee ni tey dañu dem ci wàllu Holstein bi wala ci brebis Laconie yi nga xam ni ñoom meew a tax ñu leen di élever lan la ñuy contrôler ci ñoom li ñuy contrôler ci ñoom principalement par rapport ak jubluwaay bi mooy meew la ñu xam exactement ñaata litre lait la ñuy nekk di produire par jour ak ci ban durée lañ koy mën a def donc élevage boo gis rek liñ ciy natt wala liñ ciy contrôler mi ngi ànd ak jubluwaay bi nga xam ni moom la élevage boobu am donc tey su fekkee ni tey ci élevage u Ladoum bi xam nañ ni mandarga bi nga xam ne moom mooy am ci xaru Ladoum yi mooy maanaam dayo bi ñu yor dayo bi mooy taille yi ñu yor taille bi nag mu ngi dépendre ci hauteur bi du ma wax wet parce que ñun li ñuy natt di ko tudde wet mënuñu ko tudde wet mais c'est plus envergure la envergure mooy dayo bi mooy lii jëlee ci kaw parce que bu dee wet ci côté bi lañ koy natt ci xam-xamu zootechnie mais su fekkee ni ñun li ñuy natt envergure la maanaam ci kaw la ñuy natt comme niñ koy defee ci gaynde yi wala yeneen race yi wala comme ni ko pakistanais yi defee ci seen bëy yi donc tey li ñuy natt nag dafa war a nekk mandarga boo xam ne dafa fës ci mala ba mi ngi mel ni tey xaru Ladoum mi ñëpp xam nañ ni njool ak envergure mooy nii mandarga bu fës la ci ñoom tey jii su fekkoon ñiy def charolais wala ñiy def dorpeur dañoo ñëw ñoom ni dañuy fësal maanaam taxawaay maanaam njoolaay ak envergure dorpeur yi ñoom du leen jariñ dara dañ ciy ut kersa lañ ci am ndax lan parce que ñooñu amuñu loolu lu fës loolu du seen mandarga ñooñu seen mandarga mooy diis ak teel a am yàpp ci âge bu ndaw ñu ray la lekk la donc li ñuy natt wala li ñuy fësal dafa war a nekk mandarga ca mala ba nga xam ni moom lañ koy fësal mi ngi mel ni tey nga jël un pur sang anglais dama ko yóbbu tool ba mu bay wala dama koy def cheval de trait musiba day am du fa def benn performance kenn dañ ko fay reetaan kese parce que loolu du mandargaam moom mandargaam daw la mala boo gis mu nekk ci kaw suuf di dox que ce soit mu nekk race autochtone mooy race boo xam ni bi muy créé wu daanaka loxo doomu aadama dugg ci mën nañ ci citer comme le mouton de Jacob race pël-pël yi daanaka mën nañ ko tuddee noonu wala boog race synthétique mooy race boo xam ni doomu aadama moo dugal loxoom ci biir pour créer ko mën nañ ko tudd di wax tey Holstein bi exemple la ci Brune bi nga xam ne ay moine ñoo ko créé Suisse ci la bokk et cetera mooy loo xam ne doomu aadama moom jubluwaay créé nangam comme le dorpeur race synthétique la ñëpp xam nañ ni sud africains yi dañ daan jël yàpp di ko yóbbu Angleterre di ko fa jaay mais carcasse yi ñu daan yóbbu par rapport ak ñee qualité bi ñu bëggoon carcasse yi baaxul duñ ko jënd léegi nag ñoom bi ñu toogee ba identifier ni lii mooy problème bi ñu ne nañ leen fexe créer xar boo xam ne dina mën a répondre ci marché bee ñuy viser donc si lañ demee créer le dorpeur nuñ ko créer ñaari race a ko créer mooy le Dorset xaru Angleterre la ak mouton perse à tête noire bi nga xam ni xar boobu Iran la jóge race bu dëgër la ñi mee désert beek yooyu ñaar yooyu lañ boole dugalaatuñ ci leneen ba créer le dorpeur donc tey loolu race synthétique la ay nit ñoo toog ni lii nañ ko créer ut pexe yuñ koy créer ñu créer ko
donc ñooñu tey su ñëwoon ni dañuy natt ay hauteur wala ay envergure mooy lii duñ ci jëlee dara parce que loolu du mandarga seen xar yi. laadum bi nag seen mandarga bi nga xam ni moom moo nekk ci ñoom ku ko gis vi émission biñ mujj a def muy émission phénotype bi gis ngeen xar yi par rapport ak race locale yi ko diñ toll dina leen ci prouver lu leer que ni ñoom seen mandarga lool la. léegi nag mala soo koy natt wala ngay contrôler ay performance am da nga koy contrôler ci li nga xam ni mooy ay mandarga yi gën a fës ci moom mais doo dem ci mandarga yi gën a faible ci moom nga ko ciy def su boobaa du jariñ dara wala boog yaraa nga kese nga siy jële. léegi nag loolu moo tax ñuy natt xar yi ci wàllu hauteur ci wàllu envergure mooy li ñuy wax fii wet longueur la ci wàllu TP mooy tour de poitrine ba ci poids bi. natt yi nag dinaa leen defal tuuti historique gu natt yi soo xoolee li fi njëkk a indi natt ci émission xar bi la jóge. émission xar bi nga xam ni ñoom ñoo daan dem ci kër yi di natt xar yi après def benn finale nationale ay finale zonale ñoom ñoo njëkk indi natt xar yi. terme yi ñuy natt ñoom ñoo ko njëkk a créé terme LCS bi terme tour de poitrine bi hauteur au garrot nag ñëpp xam nañ lu yàgg la ci àdduna lépp lu am ñeenti tànk dañ koy natt hauteur au garrot. poids bi émission xar bi tamit moom da ko daan jël léegi nag ci natt yooyu bi ko émission xar bi tàmbalee si la demee ba tey association Adam nga xam ni mooy association bi jiitu ci wàllu fësal laadum bi dem ba reprendre natt yooyu bi mu ko reprendre aussi terme yi nga xam ni moom la fa fekk muy hauteur bi tour de poitrine LCS beeg yooyu yëpp da koo jël mais bi ko Adam di soog a jëlul woon le poids boobu daaw ñu natt poids xar yi li ñu daan def rek dañuy natt hauteur bi natt wet bi natt TP bi natt guddaayu geen gi donc poids amul woon boobu donc Adam yi salon yi am yëpp musuñoo jël poids bi ñu ngi ko tàmbalee jël en 2016 lañ tàmbali commencé boole ci poids bi dindi natt guddaayu geen boobu donc poids bi dugg remplacer ko donc tey loolu moom mooy historique gu natt yi daanaka soo xoolee sax ñii ëpp ñuy natt xar yi ci wàllu foire rek yooyu soo xoolee à 90% ou 80% ci émission xar bi lañ jóge maanaam ñi ci nekkoon di ci tourné wàllu jury ak yooyu ba tey daanaka soo xoolee foire yi ñoom ñoo fa ëpp nekkaat ñoom ñooy continuer di wéyal loolu ba tey donc tey loolu moom mooy historique gu natt yi ci wàllu élevage bi nga xam ne moom la ñuy def moom mooy élevage u laadum bi donc hauteur bi mandarga la ci suñu xar yi guddaay bi envergure bi mandarga la ba tey mën nañ ni tour de poitrine bi par rapport ak profondeur bi ñuy am ak bind bi ñuy yor mandarga la poids bi nag moom am na ñu ci ëpp mandarga fuuf peut-être loolu su nekkee émission buñ ci am jubluwaay expliquer loolu dinañ ci ñëw wax leen race yi nga xam ne ñoo ci gën a fës ak ni nga xam ne dañuy permettre nga mën a fabriquer yàpp ci temps bu ndaw ba pare doo ci frais yenn xaalis yi loolu peut-être émission spéciale la mais suñ ko bëggee dugg fii day gudd lool donc loolu dinañ ko def volet spécial ci les chroniques du laadum. léegi nag pour natt xar il faut nga am matériel boo xam ni natt xar moom moo ko tax a jóg liy natt xar nag mooy natt fas mooy natt nag mooy natt bëy parce que borom ñeenti tànk lañ ay borom ñeenti tànk donc matériel bi ñaari mbir la rek léegi comme ni ma leen ko waxee matériel bi natt xar mooy natt bëy mooy natt nag mooy natt fas parce que ay borom ñeenti tànk lañ toise bi natt nit nattul xar nit borom ñaari tànk la bipède la kee quadrupède la mooy xar fas nag bëy mbaam ñeenti tànk la wóote dañoo nit donc toise bi natt nit nattul xar maanaam soo koy natt mën nga ko essayer di ko natt xar mais valeur bi mën naa fausser que soo utiliser toise boo xam ni natt mala mooy toise animal moom moo ko tax a jóg loolu mooy liy natt hauteur mooy toise animal la war a doon tey jii ma présenté leen ko soo leen xoolee tey lii toise animal la moo nekk nii soo leen ko xoolee toise animal la soo xoolee dafa am niveau boo xam ni moom mooy permettre yow nga xam ba xam fi nga taxaw jub na wala jubut dër bi plat na mais aussi barre bi jub na wala jubut soo xoolee différence am ak toise yi nga xam ne yu nit la mooy lii guddaayu lii
lii dafay gudd nga xam ni foo mënti toll mën nga ko natt alors que bu dee yi nga xam ni toisu nit yi la lii day gàtt parce que nit ñaari tànk la ci bopp bi rek lay laal après ñu ne baax na mais xar bi selon écartement de poitrine bi mu am bu dee bu nit bi day mën na kale fenn fi du mën a natt xar bi ni mu war a natt mais bii ak nu xar bi am écartement da koy mën a natt gis nga niveau bi fii da ngay régler ba niveau bi jub nga soog ko mën a natt bii moom la bii aussi moom la lii aussi toise animal la soo xoolee concours fas yi su ñuy jël seen données morphométriques genre bi dañuy utiliser donc bii ak bii liy différence bi mooy bii graduation bi amul ay millimètres par 1 centimètre rek lay avancer mais bu dee bii nag dafa am ay millimètres comme fii éleveurs yi moom dañ bëgg ay millimètres 115,5 ,6,7 donc bii xam naa ni moo leen di gën a jublu parce que bii amul loolu donc lii mooy toise yi moom la ñuy utiliser pour natt fas pour natt xar pour natt bëy pour natt mbaam parce que borom ñeenti tànk lañ lii mooy toise yi nga xam ni moom lañ leen di utiliser donc leneen li nga xam ni moom la ñuy utiliser mooy lii centimètre bi moom la ñuy utiliser pour natt lu mel ni TP bi wala kii bi wala wet bi moom la centimètre bi la ñu wax sama centimètre bi moom bloqué na ci biir bi moom moo nekk nii d'habitude soo xoolee day nekk centimètre boo xam ni 2 mètres lay doon 2 mètres lay doon parce que 2 mètres day suffire largement parce que tey gisaguñu xar boo xam ni guddee na am na guddaayu 2 mètres yaakaar naa xar bi fi gën a gudd 1 mètre 70 la su weesoo loolu am na fay 1 mètre 68 ak 1 mètre 65 1 mètre 64 genre yu demee noonu donc centimètre bi moom mooy daanaka gis nga comme centimètre tailleur yi la rek parce que même office lay def maanaam pour natt li nga xam ni moom mooy mesure boobu donc su fekkee ni wet bi lii la ñuy utiliser mais aussi lii mooy natt wet bi mais mooy natt aussi TP bi bu dee TP bi su ñuy def démonstration yi ci beneen émission dinañ leen wan nan la ñuy natte TP bi ak nan la ñuy natte wet bi fu ñuy tàmbalee fu ñuy yam mais ñaari outils yi mooy outils yi nga xam ni éleveur buy yar laadum mënu ko ñàkk am parce que xar yi dañ leen di croiser pour ñuy fësal seen mandarga yooyu nag il faut nit ki di ko contrôler mooy li ñuy wax le suivi nekkul nit ki day nekk ba dem ci benn foire natt lu xaram ni lii non xar da nga koy natt di natt sa bergerie di xam xar yi nan la ñuy màggee lan la ñuy gagner par mois et cetera loolu soo jëlee données bu yàggee daf lay yombalal say croisement parce que di nga xam xar yi lan mooy seen faible ak lan nga war a corriger donc données de suivi dafa ëpp njariñ lool moo tax matériel bi képp kuy élever di sélectionner da nga ko war a yor sa biir gétt ci biir chronique du laadum dañ leen defal formation nooy natte lépp li ci aju ba ku ko suivre topp ko di nga génne ay données yoo xam ni di nga ci mën a sukkandiku pour def say sélection mais aussi di def say croisement par rapport ak yaay ak doom par rapport ak maam ak sët par rapport ak papa ak doom et cetera donc suivi mënul ñàkk ci élevage bi ñuy def ku yor ay xar def yoroo comme pël-pël yi nga xam ni sa yoon nekku si da ngay yar rek topp àll bi di wët bu Tabaski jotee nga jaay demaat toog amaan na lii intéressé wu la mais type d'élevage bi nga xam ni mooy élevage yu laadum nga xam ni élevage yu performance pour fësal mandarga bi fës ci xar yi muy seen njoolaay ak seen guddaay ak seen rafetaay bien sûr outils yi mënul ñàkk parce que lii dama fàtte wax mën na natt rëyaayu bopp mën na natt centimètre bi ba tey mën na natt grosseur testicule mën na natt sax incurvation bopp donc loolu lépp lii mën na ko donc matériel bi mënul ñàkk ci képp koo xam ni da ngay élever ay laadum nii da ngay def sélection ci defut sélection nag moom lii intéressé wu ko mais képp kuy def sélection matériel bi da nga ko war a am sa gétt donc tey li lañ leen indiloon introduction ci natt yi lan moo tax ñuy natt xar yi liñ leen di natt lan moo tax ñu leen koy natt ban matériel moo koy def donc selon liy posé wu ci actualité bi wala leneen dinañ leen indil après ay démonstration ci critère bu nekk boo koy natt noo koy natte nan ngay téye xar bi fan ngay tàmbalee fan ngay yem loolu dinañ leen ko defal incha allah ci émission yoo xam ni yi nga xam ni ñoom ñooy ñëw donc tey li lañ leen indiloon ci wàllu introduction boo xam ne dafa jëm ci wàllu natt yi donc ñi ngi gërëm di sant ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ñu doon suivre ci chaîne bi di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf